sunu candidat nag comme ni ma ko daa faral di waxee Ndindi moo ko sàkk woon te man comme damay politique ngir lu neex waa Ndindi bi ñu jógee ci élection yi satisfaction totale la ñu ci am di remercier mboolem militant et militante bu nekk Ndindi te nga jëloon sunu kóolute teg ci suñu wet ma faral doon ko wax keroog évaluation bi doon wax ne bu Ndindi doon voté rek nag ni maa doon maire ndax mënuñu maîtriser aussi électeur boo xam ne da nga koy dem jëggaani indi ko kooku mënuñu ko maîtriser mais kenn ku ne gis na ne population Ndindi votel nañ ñu à voter massivement loolu dama leen ciy sant di leen ci gërëm di wax ne nag ni ñu génnee doon deuxième ndax ñu nag suñuy kilifa yu mag ñoo fa nekkoon kon ñoo ci gënoon a nekk xale bu ñu génnee beroon suñu liste gën faa nekk ndaw jël deuxième loolu satisfaction totale la maa ngi ciy remercier mboolem askanu Ndindi di leen sant di leen gërëm parce que voix ya ñu am ci Ndindi nit première participation mu am ko vraiment lu jara sante waa Ndindi la lu jara gërëmee waa Ndindi la. ma rafetlu la dama ko doon wax naa ko Omar Sarr nee naa ko lii bu ñu ko defoon ci élection locale yi problème du am parce que it parti politique du tarixa du wasila du lenn ba nga da ngay jóg rek daal di bind sa décret arrêté daan ne ñii laa tànn boo ko defee quoi day am di nga gis divergence yu bari yu ci am ma di ko rafetlu bu baax di réclamer ñun APR la ñu bokk man maay responsable de l'APR bu Ndindi tey fii ñuy toll may wax ak yow nii APR googu ñu bokk nag kenn gënuñoo bëgg APR te APR la ñuy dawal moom la ñuy doxal suba ba ngoon jot nag à chaque fois que APR soxla du ma xaar kii que ce soit du ma xaaru responsable du ma xaar leen damay jàpp ne man maa soxla dama koy doxal na mu ware ci wàllu finance ci wàllu énergie ci wàllu temps lépp dama koy sacrifier jox ko mais nag bu ñu demee ba toll foo xam ne nag enjeu Ndindi dafa nekk Ndindi dafa nekk enjeu dañuy xaw nag jàngataat loolu ba doxal teg ko ci yoon Omar Sarr ñëw na bi mu ñëwee toog nañu waxtaan convoqué nañu woo nañu téléphone ñu ñëw mu ne tendance yi fi nekk yëpp vraiment may rafetlu it liggéey ba fi Omar Sarr liggéey ndax liggéey bu am solo la liggéey toog na déglu ñëpp tendance bu ne déglu na ko wax na it message bi nga xam ne président moom la bëgg tontu nañ ko it ñun li ñu naqari ci coalition bi parce que it coalition bu fekkee dañuy dem may ci profito nag comme na ma ko waxee Omar Sarr di prêter attention au président de la République parce que coalition bi ñu bari ñi ngi wax mais coalition bi bu yàqoo rek c'est pas les apéristes mën naa ko wax bu Ndindi bokk wala bu département Diourbel su yàqoo c'est pas les apéristes parce que it les apéristes gëdd ba ñu war pour ñu jox ko alliés yi jox nañ leen ko ba mat sëkk mais nag bu fekkee ab allié da ñëw fekk la ci biir parti gën laa ne moom mooy kilifa ga mooy njaatige la mooy lépp lu mu ca àndut président de la république du ca ànd kooko jar na président jàngataat coalition bi ni muy doxe dëgg la danoo àndoon wuti war na noo mën a ànd pour gouverner war a mën a ànd pour liggéeyal réew mi waaye nag du tax nag nga sacrifier sa bopp bàyyi nit koo xam ne nii tey keroog ba ngay défendre président de la république ma nga ca place de l'indépendance affiche ya mu doon affiche Ndindi yëpp lenn la ci doon wax Macky est un traître donc loolu jàpp naa bu ñu toogee ba heure bi muy réclamer lui-même amitié Macky Sall kon intérêt ma taxaw looloo tax mu di ko réclamer waaye Omar Sarr sant nañ ko wax wuyu ji nañ ko wax nañu ñu dégg wax nañ ko tontu nañ ko aussi. musuñu ànd ñun ci coalition Benno Bokk Yaakaar àndi ni musta am depuis 2012 ba léegi kooku dama koy leeral ndax maa ngi gis benn waxkat boo xam ne làmmiñam lay woddoo bu noppee day rafle muy député Cheikh Seck làmmiñam lay woddoo bu noppee day rafle maa ngi gis mi ngi taxaw ne coalition bi di ko jàmbat ñun ñoo def nii ñun ñoo def nii ñun suñu objectif mooy que président de la république ci partem la ñu bokk ci coalition am la ñu bokk ci grande mouvance présidentielle am la ñu bokk il faut nag ñu jàngataat situation ba am Ndindi dàqu nu de ànd ak coalition bi ci benn côté mais nag balay loolu il faut ñu jàngataat situation Ndindi ba fa nekk ndax élection 2012 ba léegi ñu ngi soutenir président te àndunoo coalition bi suñu jaaree nii ñun ñu jaar ne noonu lañ daa doxalee. damay rappelé wu rek ne président wax naa ko léegi alerté naa ko
gis nga le député maire Cheikh Seck man du ma léebu damay jaar ci digg bi sunu kër gi ma dëkk muy Ndindi boo fa dóoree balu fetal picc yi duñu naaw fit fa la fekk baax fa la yem moom nag bu demee di léebu dafa war a jaar ci tur man bu may wax ak moom damay jaar ci tur gis nga damay rappeler wu situation parti socialiste li ko indi ci délabrement bu mel nii kenn la rek muy député maire Cheikh Seck ca Babacar Gaye ca Babacar Mbaye fam le feu Babacar Mbaye ñu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana situation ba léegi Cheikh Seck en train de diviser moom ci boppam mi ngi jaxase bu baax a baax coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau du département de Diourbel ndax foofu dinaa fa dikk nañu jàngat foofu ma wax ci parti socialiste digganteem ak Babacar Mbaye digganteem ak Khalifa Sall digganteem ak Barthélémy Diaz ba parti bi fi muy toll fii man sama papa moo doonoon responsable parti socialiste au niveau de Ndindi dama ko daa faral di wax ne département de Diourbel ñaari nit la composé woon loo xam ne ci parti socialiste lu nu bëggoon dana am rawatina commune de Ndindi muy sunu baay bu baax ba Alaaji Socé Niang ak sama papa Serigne Diop kon musuma ca milité nag parce que comportement yu mel ni yu Cheikh Seck yi tax na kenn sawarul ci département ci milité ci parti socialiste ndax division bi ci am kenn ku ne gis na ko lépp moom la mooy écostré mooy wax naan lii diviser pour sa réunion kooku ci loolu lay dund di doon nit koo xam ne c'est des personnes alimentaires da nga koy jox mu waxal la li nga bëgg boo ko joxut mu daal di lay saaga xas la lu ne mu yàqal la ko depuis bërki démb rek bi mu jiitee délégation bi nga xam ne moo demoon màggalu Kazu Rajab lan la wax parti socialiste dañu war a réunir dajale seen famille ba ñu ko gisee woo ko lu mu defaat coalition bi laa gëm donc kooku ab jàngat dafa war a am ci moom ci biir élection yi gis nañ lu bari loo xam ne division bi am ci biir APR lépp am ci biir coalition bi Cheikh Seck la diviser na les apéristes yi nga xam ne les responsables de l'APR tey demoon nañ à un moment Moustapha Gueye Dame Diop keneen ak keneen du ñu laale c'était Cheikh Seck qui est au cœur de cette affaire demoon nañ ba Malick Fall génn coalition bi c'était Cheikh Seck qui est au cœur de cette affaire donc lenn rek moo ko yitteel moom na nekk ministre de la région tey jàpp naa ne nag wax dëgg yàlla suñuy nam mu am ministre danañ xoolaat jeneen jëmm judut Cheikh Seck ñun waa Bawol jox ko président Macky Sall de mooy xool décret moo ko yor moo xool ku ko neex ku ko soob mu def la ko mais nag jàpp naa ne bu ñuy wutu ministre danañ seet jeneen jëmm judut Cheikh Seck ndax loolu it bu fekkee moom loolu mu wax ce qui est grave nee na moom dafa voté pour Malick Fall mais yëmut ci voté pour Malick Fall ci département Diourbel commune boo ci dugg Cheikh Seck fexe na ba parti socialiste am na fa liste muy Tooki muy Ngoye muy Ndindi muy Pataar muy Ndula sax kanni bee ma fa nekk daa munut ca moom dara ak commune yëpp Cheikh Seck am na fa parti socialiste am na fa liste yemul ca loolu mu wëlbati ku ñëw Ndindi jël liste Benno Bokk Yaakaar tabb ca waa socialiste yi dem ak moom loolu lu ko gën a mën a yàq donc na xoolaat boppam d'abord ñun amuñu intérêt pour que Dame Diop di ma yóbbu au niveau de Ndindi Dame Diop problème mu Ndindi fii la ko fekk 2012 ba léegi Ndindi musta ànd ci coalition Benno Bokk Yaakaar parce que c'est des arnaques 2014 bii ñu génn mais dañu dem ak suñu liste bopp ku ne wax na ci Abdou Mbow bi mu ñëwee président yónni ko mu ñëw Ndindi bi mu waxee ba aaree dañu ne ko tout sauf jëmm ji toog parce que Ndindi yitteelu ko bu dikkee ci àll bi di wax di tal yi wax bu ñëwee Ndindi lenn na koy yitteel parteem jeex na sama maam nag daf daa wax ne buur bu bañee joom nay bañ a déglu borom dara ju amul làmmiñ borom daraja ju amul làmmiñ te du wax dëgg kooku l'islam da cee digle nañ ko rey rek moo ca gën Cheikh nag moom ci loolu la nekk
li may tàggatoo di ko wax waa Ndindi di lancer un appel à tous les apéristes de Ndindi que ñun li ñu yitteel mooy président de la république mais nag du ñu bàyyi mukk président de la république tënk ñu ci génn buum ne lenn rek moo ko yitteel nekk leen ci ginnaaw Cheikh Seck kooku moom dañuy jaral suñu bakkan ndax wax dëgg yàlla amuñu lu dul Ndindi lenn moo nu yitteel muy Ndindi loolu nu yitteel nag lu nu man lu nu am lu nu xam lu nu xalaat danañ ko def ni ndax Ndindi jëm ca kanam di sant mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk Ndindi encore une fois ci élection yi ñu génn nga xam ne cër bi ñu jox gis nañ ko daraja ji ñu jox gis nañ ko je resterai toujours l'infatigable de Ndindi te incha allah rabbi bépp combat boo xam ne jàpp nañ ne lu mëne la pour Ndindi jëm kanam rek danañu ko def.